Salam chers internautes de 4MEA TV, c'est votre présentatrice Oumy Mané. Tey ñu ñëwoon tey fii ci Wakam Comico seet ci benn jeune producteur du nom de Cheikh Ty Production. Mais laata loolu dañuy njëkk a interroger parrains yi ak marraines événement bi nar a xew le 25 décembre au stade municipal de Wakam. Madame Diarra yow yaay marraine événement bi ma bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di leen ziar yéen ñëpp di kontaan ci seetsi bi ngeen ma seetsi tey ginnaaw bi ma nuyoo élèves yi nga xamante ne ñoom ñëwoon nañ fi ñu bokk ma maison di nuyu sunu dëkkandoo yi nga xam ne ñoo fi teew tey muy Pierre Mbengue ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu sama doom yi nga xamante ne ñu ngi fi teew ma bokk ak seen yaay liggéey maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Cheikh Ty Production di ko ziar di kontaan ci seet si bi ngeen ma seet si tey ginnaaw bi ma leen sargalee ba pare maa ngi nuyu sama borom kër ñu gën ko xam ci El Hadj Tafsir Diarra di ko ziar ndax tey bu fekkee ne toog naa ba fii di mën lu nekk rek yàlla ak moom la ma di ko gërëm di ko sant di gërëm famille bi yëpp di leen dalal jàmm ak salaam. Madame Diarra jour bi nga yégee ni yow lañu kii marraine kii bi événement bi loo yëg. waa jour bi ma ko yégee nag kontaan naa am naa yëg-yëg ci sama xol xam ne Cheikh Ty moom yëg na ma naw na ma ndaxte nit bu la yëgul du la tuddee lennam ma di ci kontaan lool keroog moom am naa mbégte. D'accord léegi nan ngay waajalee bés bi yow ak ñi nga sekkal jàmm est-ce que yaa ngi leen di mobiliser pour jour bi ngeen mën a dem dooleel ji kii di Cheikh Ty Production. waaw loolu boo ma ko laajee dama ciy kontaan ndax Cheikh Ty du jàmbur ci ñun doom la ci ñun macha allah ndax li muy liggéey dafa am solo le 25 boobu ñu ngi koy waajal mu nekk lu rëy ci ñun ñi di ko xaar ñu ngi mobiliser wu ci ñun suñu biir di mobiliser waa koñ bi mag ñi ndaw ñi ñëpp ñu ngi xaar le 25 boobu yàlla may ko ci ndam lu rëy a rëy ndax li mu def dafa rëy foofu mu am lu rëy. incha allah léegi maman mu bàyyi la nga tàggatoo ak kii internet yi votre dernier mot. waaw sama dernier mot nag mooy toujours rek buñ toogee ak xale yi dañ leen di ñaax ñu ñaax leen ci di dox ci dëgg di dox ci fulla fayda ak ànd ak dignité ba nga xam ne ku nekk da leen di naw te it ñu bàyyi xel bu boobaa discipline yar bi ak teey bi ak dal bi lu mu leen mayul lu nekk dara du leen ko mën a xañ kon nag ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla may ñu fekkee tal ko ba kenn bañ a manqué dara bañ ñoo metti ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi toog nii jàkkaarloog ki ñu parrainé woon événement bi mais mu mujjee génn àdduna muy l'avocat Abdoulaye Diallo donc la voilà ses fils léegi ñoom dama leen di bàyyi ñu nuyoo ba pare balaa ñoo commencer quoi que ce soit. waaw ñun asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fiy teew di nuyu sunu frères yi laa mën wax parce que ñun ñoo màggandoo ci koñ bi ñun ak ñoom ñu Cheikh ak yooyu di rafetal vraiment événement bi ak ni ñu ko tuddee quoi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu di ziar ñi fi teew ñëpp suñu rakk yeeg di ziar Cheikh Ty ak animatrice beeg ñi fi teew ñëpp ak sunu yaay yi sunu ginnaaw ñu ne di nuyu di leen ziar bu baax. d'accord Abdoulaye Diallo yal na ko yàlla yërëm moom moo nekkoon parrain wu émission bi mais par la suite mu génn àdduna yal na ko yàlla yërëm léegi
loo leen ñu mën a wax ci seen papa un peu dites-nous un peu seen papa voilà. waaw moom wax ci moom xaw na jafe tuuti waaye ci gàttal rek mën nañu wax ne jullit la woon ku fonk diineem ku fonk doomi aadama tamit ndax daanaka presque ñun suñu enfance yëpp mën nañu wax ne témoigné nañ parce que Baye nawle la mais témoigné nañ mu nekkoon koo xamante ne vraiment ku mën a dimbali nit la d'ailleurs ci loolu noonu sax xam naa ci lañ ñu yaree ci diine gi ak ci dimbali doomi aadama ak ci liggéey surtout donc ñett yooyu daal ci lañ mën a tënkee moom jikkoom te muy loo xamante ne bàyyi nañu ko. daanaka lii sama mag bi wax rek tënk na wax ji ñu ci mën ci wax rek da waxaat lay doon xanaa ñu doon ci ne bu weesoo li mu wax nit koo xamante ne ku bëri woon yërmande la woon nit koo xamante tamit ku fonkoon dëkkandoo la woon moo waral wóllëre gi nga gis nii ndax yu mel nii am tey Cheikh Ty pare ne ko yaakaar naa du lu guléet ci dëkk bi ndax ñu ko fi miin ñi nga xamante ne Cheikh Ty ak ñeneen gone yi ko miin ñëpp yàgg nañ xam ne événement yu mel nii yàgg na di ñu koy parrainé muy xew ci Wakaam bi ñu koy def parrain wala ñu boole ko ci événement bi moo xam soutien wala leneen lu mu munti doon yàgg na ci taxaw daal nit ku bëri woon yërmande te fonkoon dëkkandoo la woon. merci beaucoup léegi yéen pour bés bi ñan ngeen woo ñu mën a mobiliser wu ñu ñëw teew ci événement bi ñëw soutenir Cheikh Ty Production ñan ngeen di ci woo exactement. waaw di jiital suñuy kilifa suñu yaay d'abord ak ay àndandoom ñi nga xamante ne daanaka depuis yàgg na trop ñoom ñuy ànd muy Mama Collé ñu ci woo tamit suñuy frère ñi nga xamante ne ñun ñoo màggandoo ci koñ bi parce que koñ bi ñëpp témoigné woon nañ ne vraiment benn lañ woon ba ci Comico ñoo doon ànd ñoo doon fubalandoo donc di leen ci woo ñoom parce que daanaka paa bi lépp loo xamante ne amaloon na ko ñoom dañ ci doon teew donc mën nañu wax ne suñuy yaay suñuy morom ak bépp xarit boo xamante ne amoon nañ ko te màgg noonu nag ñu ngi leen di woo ci événement bi ñu teewee ko ñun ñëpp ñu àndandoo rendre hommage paa bi ba pare ñi di ñaan yàlla saxal ñu ci loolu noonu tamit ñu ci vraiment loolu yëpp moom nag laa ci mën a wax. waa événement bi daanaka comme ni mu ko doon faral di defee rek lañ koy defee buñ ko daan tuddee dara wala ñu boole ko ci benn événement doon def ànd koog dëkkandoo yeeg am di jàmm ak yi mu amoon ak ñëpp ak gën bu weesoo suñuy kilifa yi mu lim da ko doon ànd ak waa koñ bi yëpp xam naa bu bis baa incha allah noonu lañ ko fas yéenee doxalee ñun itam te di ñaan yàlla mu bañ ca yam ci benn yoon gi di ñaan yàlla mu am ay yoon incha allah comme ni ko faral di yàgg defee. incha allah maintenant le dernier mot. cant rek di sant vraiment Cheikh di ñaanal yàlla bépp initiative boo xamante ne amal na ko te dina ko amali ji yàlla teg ci loxoom yàlla saxal ko yaatal ko ba lépp la nga xamante ne mu ngi ciy yóotu yàlla may ko te mu jig ko di ñaan yàlla ndaw yi nga xamante ne bés baa dinañ leen sargal yàlla saxal leen ci njub d'abord ba pare ci wutum xam-xam aussi parce que xale moom daanaka bu jubee rek ba pare di dox ci wutum xam-xam daanaka àddinaam jekk na ba pare donc vraiment loolooy doon suñu dernier mot di sant ba pare di ñaaxaat gone yi bu baax a baax vraiment ci loolu. waaw kàddu yu mujj ay cant rek lay doon ak ngërëm ndax lu mel ni sa bisu bopp nga organiser ko am ci xalaat parane ko sunu baay daanaka loolu dara gën koo rëy ci ñun lépp mi nga xamante ne dina war nañ koo def ci bis bi ngir mu ala daw mi ni ñu koy waxee ñu ndaw ñi incha allah dinañ ko def bu soobee yàlla ndaw ñi nag ñu leen di ñaax mooy dafa am benn kilifa boo xam ne dafa amoon wax ju am solo maanaam ndaw joo xam ne nangul jàng nangul liggéey kooku ndaw ñu nar a torox la yàlla nañ ci yàlla musal kon damay ñaan ndaw ñi ak ñun ñuy tàmbale ko ci sama bopp ñuy sàkku ci xam-xam teg ci di liggéey itam dafa am solo lool loolu daal laay dénk sama rakk yi fi ne ak sunu kilifa yu baax yi yëpp incha allah. am na solo merci à vous merci à la famille Diallo monsieur Mbengue moo bàyyi la nga nuyoo nga présenté wu wax ñu yow yaay kan ak loo doon fii ci Wakaam. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziar di gërëm ñëpp ñi fi teew ci salle bi di gërëm Cheikh Ty Production maa ngi dëkk Comico
je suis le responsable du parti Rewmi à la cité di dëkk ci gox bi aussi moom ak samay dëkkandoo dama yàggee fa aussi ànd ak mag ñi ak xale yi yàgg ak ñoom di liggéey ak ñoom. waaw monsieur Mbengue yow bi nga yëgee ni yow la ñu parrainé événement bi loo yëg jour boobu. waaw mbégte rek comme ni ko ñëpp yëgee donc bu ma ko yëgee mbégte la donc di ñaanal ki nga xam ne dafay organiser journée bi di ko ñaanal gudd fan ak wër ak wërle te di ko ci encouragé ci di ko ci tette. mën nañu xam foo toll ci mobilisation ndax yaa ngi woo gaay yi ndax taxaw nga bu baax pour jour ji ak ñu war a ñëw dooleel Cheikh Ty Production. waaw maa ngi ci taxaw naa ci bu baax parce que maa ngi oo sama waa parti bi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci Wakaam sama coordonnateur Djibi Ndoye Thié mi nga xam ne ci parrain yi la bokk maa ngi oo suñu coordonnateur départemental di Mbacké Seck dëkk Yaraax mais rek jàpp naa ne dina teew ci journée ba maa ngi oo sama dëkkandoo yi ak samay mbokk waa communauté Notre-Dame des Gens aussi jeunes yëpp maa ngi leen di oo ak waa comico bi yëpp maa ngi oo ndaw yëpp pour ñu teew ci journée bi gunge Cheikh. noo gisee initiative bu Cheikh Ty Production ak événement bi ak Wakaam affaire yooyu noonu. waaw muy initiative bu rafet la parce que mosuma gis benn ndaw bu organiser lu mel noonu ci gox bi donc moom ba ma ko déggee rek dama ci am mbégte dama ko ci encouragé di ko ci xelal aussi mbir la boo xamante ne mbir mu am solo ci gox te dañuy faral di wax ne ndaw bu setee loxo mën a ànd ak mag ñi te loolu la ma woon ba tax na sawar naa di gunge ci mbir journée bi. macha allah monsieur Mbengue le mot de la fin. waaw remercier ko di ko ñaanal gudd fan ak wër la ba fi mu teg tànkam yàlla yóbbu ko ci kanam di ñaan ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi dëkk ci gox bi ci xuur wi ñëw jàpp ci journée bi ba mu am réussite ndaxte bii dafay tàmbali rek mais dañ jàpp ne lii neex mu ngi ci kanam yàlla nañu yàlla mbay ndam. ñoo ngi nii jàkkaarloog madame Wade ma bàyyi la nga nuyoo présenté wu wax ñu yow yaay kan. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim man maa ngi tudd Roxi Daba Diouf madame Wade doon mag ci Cheikh Ty Diallo man maay seen taaw maa fi représenté daal famille bi daal. macha allah madame Wade ñu gis ne nooy waajalee bés bi actuellement. bés bi comme bés yu rëy yëpp rek bés bi moom vraiment dafa doon suñu bés bi moom ñi ngi def suñuy publicité ñu ngi invité nit ñi fu waay mënta nekk ñu ngi lancé suñuy message pour bés bi réussir ndaxte bés bi moom dafa doon bés boo xamante ne il faut ñëpp jàpp si te gëm naa ne dafay réussir bu soobee yàlla. incha allah kan ngay woo instant yi kan nga mën a woo pour mu ñëw dooleel Cheikh Ty jour événement bi ñan fii ci Wakaam ak environnement yi. fii ci Wakaam ñi ngi woo nit ñu baax ñëpp particulièrement ñi ngi woo madame Diarra suñu présidente ànd booloo liggéey ñu ngi lay woo ak mbooloo bi ànd ak moom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bés bi di woo bépp kilifa boo xamante ne yaa ngi ci dëkk bi daal te mun see jàpp parce que ndaw kat bariwul daal yombul tamit ndaw boo xamante ne dafa am initiative yu mel nii vraiment dañ kaa war a jàppale woo nañ ñëpp daal pour ñu jàpp ci. incha allah madame Wade Cheikh Ty nekk rakk ci yow loo ko mën a séedal fii ñu toog loo ko mën a séedal. loolu nag lu may neex lay doon. waaw parce que Cheikh Ty daal doon na rakk boo xamante ne mën naa ne rakk bu gën ci rakk yi ndaxte rakk bu teg ay kilifaam place mën a ànd ak ñëpp yemale ñëpp mën a dox mbokk surtout loolu nag xale bu ndaw la mais dafay dajale mbokk Cheikh Ty daal doon na xale boo xamante ne daal nañ ko ñaanal yàlla rek fi mu teg tànkaam ñal na ko yàlla mottali te lafal ko cat musal ko ci seytaane. amiin merci ñoo ko déggandoo mbokk yi ki ñu toogal nii mooy Cheikh Ty Production moom moo waral bés bu mag bi borom ma maison Cheikh Ty mu bàyyi la nga nuyoo. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu mbokku Sénégal mbokku Wakaam mbokku fa ma cosaano muy Fatick ca Somb Yandé ko du seen
waaw di julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di wax ne seen sopp seen xarit mooy borom challenge nouveau promoteur bi Cheikh Ty production moo nekk ak yéen fas yéene seq ak yéen waxtaan jëm ci ma maison di leen di nuyu yéen ñëpp waa Sénégal ñëpp baw ma kenn merci beaucoup. waa Cheikh Ty est-ce que mën nga ñu wax lan mooy ma maison initiative bi ak signification ma maison. waaw ma maison da di loo xamante ne comme ni ko bépp africain xamee boo juddoo Afrique rek da nga war a yaatu war a bañ a def li ñuy wax xaajax seen bu dëggoo ci yow rek loolooy kër parce que kër day yaatu tubaab tuddee ko maison ma def sama émission tuddee ko ma maison ngir Wakaam ñëpp xam ne benn lañ Sénégal xam ko àdduna wërngal këpp xam ne tamit lépp luy booloo rek maison la te dafa war a jëm kanam loolu moo initiative ma maison. D'accord. Cheikh Ty, d'où est venue l'idée de créer ma maison? waaw ma maison da di concept boo xamante ne man ba ma dee xale ba tey c'est-à-dire expliquer ko sax day métti mais man dama wax ne yàlla na bu ma fi jógee ñiy des sama ginnaaw yàlla nañ am donte mënuma dajal lépp yàlla nañ am as tuut lu ñuy naan lii de Cheikh Ty moo ko bàyyi fii ngir ñu jàmm ko yàlla moo taxoon ma toog ma wax ne jeune lañu nit da ngay jéem yàlla jàpp si ma wax ne dëgg la nag il faut ma defal loo xamante ne waa Wakaam bu ëllëgee ñu am lu ñuy ndamoo muy ma maison di compétition chant maanaam promouvoir les élèves d'abord si seen côté njàng parce que ku ne am na luy nelaw si yow te loolu noonu di nelaw si yow buñ ko yeewee rek yow boo ko gëmee tamit mun na am dina jur maanaam ndam ci dëkk bi ak fi nga yeewoo tamit moo tax ma def ko concours chant et concours meilleur élève culture générale fii incha allah war a am 24 décembre stade municipal bu Wakaam. waaw Cheikh Ty loo nar le 24 nan ngay préparer bés bu préparation yi fan la toll ak loo nar jour ji. waaw préparation yi comme niñ koy waxee rek dañ koy préparer ak xel bu dal préparer ko ak. bañ a xeeb nit préparé ko ci am yakin ne am nañ jom bi ak fulla bi xeebuñu kenn préparé bés du weesu jël ay ndaanaan ñoo xamante ne ñu ngi ci dëkk bi ñu naw leen nag ku ci mel ne ay ñoom Tata Jara ak ñu bëri bañ a lim ñooñu buñ nekkee sa ginnaaw rek nga doon ndaw amoo looy kii ñu ngi def suñuy tournée médiatique ñu ngi def comme si réseaux yi liñ si mën si réseaux sociaux yi ñu ngi siy def lu ñu mën. ñu ngi def lépp daal ci lépp daal ñu ngi si waaw vraiment daal. yan sponsor ñoo nekk sa ginnaaw actuellement ñan ñoo la nekk di taxaw ñan ñoo la nekk di encourager nekk sa ginnaaw nar a investir nan la sponsoriser pour jour ji. waaw man nag dama di koo xamante ne sama premier sponsor mooy man mooy sama jom ak sama ngëm-ngëm. parce que Sénégal moo demee noo xamante ne maa def lecture ne waxuma kenn dara sax mais maa gis ne xanaa boog sponsor yi dañuy taxaw naan diw est-ce que nañ xool ndax gëm na boppam ba ñu commencé gis expérience ñu commencé ñëw dugal sa loxo mais jamono ji ci samay propre bourse maanaam samay propre moyen mu tuuti ak mu néew mu mën ko ñàkk ko mën jiital sama jom waaw gëm ne nag incha allah day jëm kanam sponsor bi daal vraiment pour man. dara neew ko fi quoi vraiment. dara nekk gu fi ñoo ko déggandoo Cheikh Ty le mot de la fin ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw li may tàggatoo rek mooy bu bés ba muy góor jigéen mag ak ndaw nga dëkk Wakaam donte affaire bi Wakaam la xewee nga dëkk Dakar nga doon doomu Sénégal doomu Afrique ku dégg ma maison rek invité naa la si xeebuma si kenn presse bi yëpp. ku ko yëg maanaam ku ñu invité wul yëpp amul xaajax seen parce que li nga xamante ne xamuñu fan la yem teel si dugal sa loxo dafa war quoi vraiment loolu mooy mot de la fin yàlla na yàlla def jàmm parrain yi marraine yi am jàmm xale yi ma maison yi am jàmm Cheikh Ty production ak équipe am jàmm loolu daal laa waxoon lu may tàggatoo salaamaaleykum kontaan nañ si yéen bu baax a baax. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis.
Malgré ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse doubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences et tous ces injures incessantes, moi je lèverai le poing encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais mon illusion, je crois encore et encore. Di jàkkaarloo Jaraaf Wakaam bi di pare aussi ci bés bi ma bàyyi la Jaraaf nuyoo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ñi nga xam ne ñooy wut conseil ñi nga xam ne ñoom laa bokkal di liggéey ci Wakaam ñu ànd ci ñu jaraat di yëkkati kàddu bu nga xam ne di ko jëmale ci population Wakaam muy Cheikh Production ànd ak artiste Wakaam yi yëkkati bés bu nga xam ne bés bu rëy la jëmale ko ci njaboot muy lan nar a primé ñi nga xam ne ñooy les meilleurs élèves yi nga xam ne ñoo nekk fii ci école bi dafa leen teraanga taxawu leen yokk seen pas-pas teral leen ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ak yi nga xam ne ñoom la ñu am ci dëkk ñu jël kàddu googu def indi ko ci ñun parce que xam nañ ne fii kilifa yi fi nekk ñu doxal Wakaam ñëpp benn lañ ñu ñi ànd di liggéeyal Wakaam ñu ñëpp benn lañ waaye defe naa ne ku ci ne ak waar ba nga xam ne bu jotee di nga ko yëkkati jëmale ko ci population te comme ñun yàlla def na xëj na ci at ñoo gën a nekk ndaw moo tax am na mission yoo xam ne tamit mën nañu koy bàyyee ñu doxe moo tax bu ñu yëkkatee bés bu toll noonu pare nañu ko ñu bokk ko kilifa yi ñu jël kàddu di ko yëkkati ngir Wakaam xam leen ne dëkk bi yëpp lañ ko yëkkati muy le 24 décembre muy bés bu nga xam ne képp ku juddoo ci dëkk bi wala nga yaroo fi wala nga màgg fi war nga ñëw jàppale Cheikh Production ci bés boobu muy bés bu nga xam ne daal bésu Wakaam la parce que lañu ciy def ak teraanga yi siy jóge yëpp doom bi Wakaam lañ koy defal muy lu nga xam ne defe naa ne bu ko ñëpp doon def defe naa ne suñuy doom ci école yi ñu ne danañ ci am taxawaay yu nga xam ne dina nekk taxawaay yu kawe kon mën na ñu ngi oo kilifa aada yëpp di oo imam raat bu dëkk bi El Hadj Babacar Diagne di oo jaraaf Youssou Ndoye di oo Jara Mamadou Gueye Samb di oo conseil des notables bi nga xam ne ñoom lañu bokk di liggéeyal ngir njariñu Wakaam ci bés boobu lépp nag ngir Wakaam parce que bu ñu waxee Wakaam moom mooy di yëkkati ndoo ci dëgg di tegandoo ci dëgg di def ngir Wakaam jëm kanam parce que dëkk bi ñoo ko bokk te defe naa ne
bu ñu yëkkatee ñun ñëpp ànd yëkkati ci defar dëkk bi rek ci jàmm ak salaam dëkk bi dina jëm kanam loolu daal ñu ngi leen seen i njaboot ñu ngi leen di oo bu kenn manqué ñëw leen taaral bés bi yëkkati bés bi defar bés bi xam ne seen i doom la ñuy defal teraanga ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañu ci yàlla yóbboo ci jàmm ñu fekk ko ci jàmm dox ci jàmm xale yi jël ci yokkute seeni morom yi nga xam ne ñoom lañ bokkal classe tamit jàng ci lu nga xam ne ëllëg dina leen mën a permettre tamit ñu mën a góorgóorlu ba lii am ren am ay ati at ñii nga xam ne ñooy wàllu artiste yi tamit wala woowu ñu nekk tamit ñu jëm ci góorgóorlu ba jëm ci kanam ba nga xam ne ëllëg dina nekk sagoo am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci dëkk bi yàlla na yàlla def juboo ci dëkk bi yàlla na yàlla def ànd ci dëkk bi yàlla na yàlla def tàng ci dëkk bi xam ne amuñu fenn fudul fii ci Wakaam kon nañu yëkkatindoo tegandoo xam ne bu baaxee suñu dëkk la lu fi yàqu tamit ñoo yàq suñu dëkk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. chef de quartier ma bàyyi la nga nuyoo nga wax ñu yow yaay kan fii ci Wakaam. waaw maa ngi lay fay man maa tudd Alaaji Ngom ak Faye du chef de quartier bu cité assemblée nationale cité Amadou Cissé Dia Wakaam. voilà chef de quartier ñu gis ne Cheikh production dala boole ci parrain wu événement bi bu le 24 décembre ma maison. loo yëg biñ la waxee ni bokk nga ci parrain yi. waaw man bokk naa ci parrain yi xale yi de ñoo xool daal li leen doy ci man ba tax ñoom ñu ne bokk naa ci parrain bi ne ma may seen président bi ak ñi ma ci àndal yëpp itam loolu nag manuma cee soreegul mbate ba ñu toog ci bés bi ndax liñ ci programme bari na ndax li ma doon ci Wakaam itam bari na waaw nekk naa fi maire nekk naa fi délégué nekk naa fi dégg nga maam conseil municipal ba fii ma nekk ci Biram Ndiaye ndem ci yàlla si alors donc yooyu yëpp man xam naa ne nekk na loo xam ne lii lu ñu war a di waxtaan la responsabilité la it ci politique waaw. macha allah léegi monsieur le maire dëgg monsieur chef de quartier ñan ngay woo ñu ñëw teewal la ci événement bi mën a dooleel Cheikh production. liñ may woowee. ñan ngay woo fii ci Wakaam fii ci Sénégal pour ñu ñëw dooleel Cheikh production le 24 décembre. man ñëpp laa woo surtout Wakaam su ma sañoon tey jii dégg nga maam fu ngeen taxaw ñëpp dañu war a taxaw ndax loolu mooy seen doole moom Wakaam ci boppam loolu itam mooy seen doole yéen ñi nga xam ne dégg nga maam gannaaw yàlla ak yonent bi amuñu dara yéen la ñu am ndax ci njaboot bi la. kon bu ñu sañoon dégg nga maam lépp loo xam ne lii ñu ngi koy def ñu ngi koy waxee war nañ koo jëlee teg ko ci seen kaw waaye itam ñu am jàppale leen ci man nag maa ngi ciy jàppalewu képp koo xam ne kii responsabilité nga mën ci dara nga xam ci dara maa ngi la ciy woo ci bu bés ba lépp lu ci waaye fi jàpp mu jàpp lu mu ci jàpp mu indi ko defal ñu ko ci biir seen bopp. macha allah ñoo ngi lay jaajëfal. léegi ñoo ngi nii taxaw ak madame Diatta di marraine ci événement bi madame Diatta ma bàyyi la nga nuyoo nga wax ñu yow yaay kan ak loo doon fii ci Wakaam. asalaamaaleykum ñu ngi may wax madame Diatta enseignante cours privé Les Mamelles 1 en face terminus P7 bi waaw. madame Diatta mën nañ xam biñ la annoncé que ni bokk nga ci marraine événement bi loo yëg jour boobu. vraiment kontaanoon naa trop parce que tamit ñu xool la tànn la si biir nit ñi jël la def la marraine vraiment sama xol daf ci seddoon trop daal ma kontaan ci trop ci marraine bi. macha allah léegi pour le 24 décembre ñan nga fas yéene woo ñu ñëw dooleel Cheikh production taxawu ko ba événement bi mën a jaar yoon. Premièrement en tant qu'enseignante dinaa jéem a waxtaan ak suñuy élèves donc comme ay xale lañ aussi ñu ñëw ñoom tamit ñëw participer ñëw fekkee pour ñu mën a xam aussi événement bi lan moo ci am en plus may inviter aussi la population wakamoise pour que ñëpp ñu ñëw mobiliser wu ñëw vraiment jàpp ci
soutenir ces enfants adorables pour que manifestation bi vraiment am une réussite totale. macha allah madame ma bàyyi la nga wax mot de la fin tàggatoo gars yi. waaw mot de la fin mooy kontaan rek xam naa jour bi moom ñu ngi koy préparé ñun ñëpp dañ ko préparé bu baax rek ñëw rek et puis ñuy ñaan aussi mu am nekk une réussite totale je vous remercie. merci beaucoup. maa ngi nii taxaw ak monsieur le maire bu Wakam Thié Ndoye ma bàyyi la nga nuyoo nga présenté wax ñu yow yaay kan fii ci Wakam. waaw bonjour ma fille man la Djibril Ndoye ñu may oowee Thié Ndoye nekkoon naa fi maire de Wakam parce que encore jubluwaat ci élection yi nga xam ne moom lañ jublu war ko organiser le 23 janvier 2022. monsieur le maire nga nekk parrain ci événement bu nar a xew le 24 décembre fii ci stade municipal de Wakam biñ la ko waxee loo yëg jour boobu. waaw mais biñ ma ko waxee dama si am mbégte bu rëy parce que Wakam ak ni mu yaatoo yëpp ñu jël ma tànn ma pour que ma parrainer manifestation bu am solo boobu vraiment mbégte rek laa ciy am mbégte bu rëy vraiment bëgg a accompagner les jeunes talents de Wakam au plan culturel et aussi les talents au niveau scolaire donc loolu su ma ko jaglelee vraiment ki ma ko jagleel amel naa ko njukkal. macha allah monsieur le maire lan nga nar le 24 lan nga nar ak ñan ngay woo bu ñu ñëw dooleel Cheikh Ty Production. waaw mais gis nga mbooloom bi fi taw ñoom ñëpp dinañ assister à cette manifestation mais du yem fii rek dañ ko gën yaatal encore parce que ñu bari waxuma loon ne manifestation bi dañ ko organiser donc c'est le moment ma informer leen mobiliser leen ba en tout cas le 24 décembre vraiment journée boobu am un grand succès. mais noo gisee initiative bi pour les jeunes de Wakam les enfants initiative bi noo ko gisee. waaw mais initiative bi vraiment initiative bu am solo la parce que lii dafa manqué woon Wakam bon daanaka sax ñun bi ñu nekkee aux affaires am na lu ñu ci daan def mais ku mel ni Cheikh Ty nekk un grand producteur ñëw xelal ñu ma ne day organiser manifestation boobu alors li si war daal mooy ñun ñu gunge ko accompagner ko te yàlla may ñu ndam bu boobaa encore manifestation bi noonu dañ ko pérenniser et puis jox ko gëdd bi nga xam ne moo si war. monsieur le maire le mot de la fin looy wax waa Wakam. waaw le mot de la fin mooy d'abord remercier Cheikh Ty pour initiative bi mu am remercier aussi waa Wakam bon gis ngeen mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak man mbooloo moo xam ne c'est spontané dem rek lañ annoncé ne damay def visite de quartier au niveau de mon quartier traditionnel mais ma am cette grande surprise gis vraiment cette foule bu nga xam ne invité ma leen ñu ñëw accompagnement foog naa ne su ma leen ko informé à l'avance mbooloo mi dina gën a takku encore une fois maa ngi remercier l'organisateur Cheikh Ty. C'est nous qui vous remercions monsieur le maire.